Ndiaye defee. Nous, on va se présenter après. Maintenant, je fais intégration. Il y a Zeynab et qui encore te yaakaar naa ne ñun ñi nekk ay sëriñ jàngkati alxuraan yi ma weddi Issa indi ma mari seen dëkk te bu ñu ñëwee aussi daf ñu liggéey bu rafet parce que daf ñu luyee salle bi mënoon na ci boobu ñu jëm a jàppale gi ñu jàppale ñu jigéen war na mën a tax di déggoo ko ak yeneen doomu aadama surtout jigéen ñi ba mu mën ci jàpp bépp kuréelu jigéen ñi wax ñu ñu ñëw fii ñu dajale ak ñu bari ak jigéen ñi di leen defal sensibilisation ci ak yeneen mooy seen biir te ñun ci salle bi di ko dégg kon di leen ko yokk kon sëy naa wax kay def naa ne ñu fi kàddu yi ñu seede ak ñu fi jigéen maanaam àddina woo suñu benn loxo bii sax waa na seen bopp toog nag kenn la mooy yàlla subhanahu wa taala yàlla na ñaan ko defal ñu jàmm bi ak jàmm bi defal ñu ko defal bi ak defal bi ñu ngi naan seen naawaat yàlla na yàlla jéggal waaye sama mbokku ci jàng seen ñaan day gudd lool. mata dig doomi aadama la bu ci baax yal nañ ko jëriñoo yàlla la di gërëm nag d'abord fii nga xamante ni bi fii la ñu dal ginnaaw yàlla yonent bi ci sababu Penda Ndiaye ak groupe am ak collaboratrice am Mariane fi laa ko fekk ñoom yaa awa et tout ça bu ma nee Penda Ndiaye rek tudd naa sax Pikine yëpp ndax Penda Ndiaye yaakaar naa ne taxawaayam ci Pikine kenn dootu ko laajte fii ma toog nii waroon na fee toog ndax lii muy wax nii ak mbaaxam a tax di ko waaye ëliwuñ ko ci Wildaf ndax membre coordination nationale la fees ko lool nag mat ka lool ba tax na lépp lu ñuy def ci Dakar wóoluwuñ ci ku dul moom wóoluwuñ ci lu dul ñi Penda Ndiaye àndal wóoluwuñ lu dul def ko Pikine ndax ci moom la ku xool saal bi tey jii xam ne ku kenn amul ci yow yaakaar ku ñu jéppi doo dajale mbooloo mu toll nii ñu ngi koy sant di ko gërëm ci turu présidente Mariam Coulibaly moo fi waroon nekk waaye dafa am empêchement loolu moo tax nekk fi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant tey nag liñ fi dajale muy waxtaan boo xamante ni bii lépp ci àq ak yelleef doomi aadama rawatina jigéen ñi ak xale jigéen ñi ndax Wildaf duma leen ko jàngal kenn ku ci nekk dégg nga ko mu màcc lool ci àq ak yelleefu jigéen yaakaar naa ni yàgg nañ fee def ay formation yàgg nañ fee def ay waxtaan yàgg nañoo aussi liggéey ci biir dëkk bi mais yàgg nañoo liggéey également ci bitim réew ba tax na document yi nga xamante ni bii ñu nga fas kenn nañ ko waxtaanee tamit liggéey nañ ci fii waaye jokkoo nañ ci ak waa bitim réew di gërëm nag partenaire bi nga xamante ni bii moo waral ñu mën a ñëw fii ndax nit ki mën nga am loo bëgg yéene ko waaye nag ay moyens ñoo la ci àggale partenaire boobu Cécile Sénégal la ci à travers le projet VLF voix et leadership des femmes projet boo xamante ni mi ngi viser l'exercice accru des droits des femmes et l'égalité des sexes sax égalité en droit la ñu wax ndax góor ak jigéen mënuñoo yem ci melokaan mënuñoo yem waaye nag war nañu mën a yem ci àq ak yelleef ñu ngi fas yéene nag bu ma gërëmee table yi nga xamante ni ñu ngi fii tey jii ndax ñu ngi fi ak suñu ay doom laa leen dox naam ay collègues lañu waaye ay doom lañu ñun liggéey bu rafet ñun fi nekk ni mortelaire lañu am ma jiital Ndeye Ngoné Coulibaly coordonnatrice collège des jeunes ak Ngoné Ngom bi projet bi ginnaaw yàlla ak yonent bi ñoom ñaar ñu ñoo ko dëkk ñun boobu ñu ngi tëdd fële ba exécuté jot ñu leen jàppale ñun dañu ñëw pour jàppale leen ñu ngi leen di félicité bu baax a baax ci initiative bi di ñaan yàlla ay xale ngeen yàlla def nag te fi ngeen teg seen tànk foofu la Wildaf nag pour présenter ko organisation panafricaine la maanaam organisation la boo xamante ni bi wër na Afrique yépp ñun nag ñu ci Afrique sowu jant suñu siège nekk Lomé ñun ñu nekk ci antenne nationale bi fii Mariane Coulibaly jiite ko man chargé de programme laa fa donc ñu am ay antennes itam au niveau de Dakar Thiès Diourbel Fatick am ay points focaux Casamance ak Saint-Louis fu baree bay donc di ñaan yàlla waxtaan bi yàlla nañ ci jëlee njariñ ndax ak yelleef si doomu aadama la ñuy waxtaane rawatina jigéen ñi te jigéen ku ne xam na ni moom la yor développement di gërëm aussi également soxna Zeynab mi nga xamante ni fas yéene waxtaan ak yéen ci protocole de Maputo incha allah
waxtaan bi également mi ngi ëmb ñu war waxtaan également résolution protocole de Maputo maanaam protocole charte la ci ni ma ko mën a tekkee ci wolof charte la boo xamante ni bii charte la boo xamante ni bi ña nga ko xaatime ca Maputo Mozambique la nekk ci pays africain la résolution 1325 kooku mbootaayu xeet yi moom moo ko mandargalee mu ngi ko mandargalee 1325 muy ndollent bo muy maanaam mën nañ na ko aussi charte la boo xamante ni bi dañ ko jël rek ngir jigéen ñi ñu gën leen a sóob ci wàllu conflit ci wàllu recherche de la paix ndax defe naa ne ci bu xeex amee ñoom ñoo ci gën a lool seen i jëkkër seen i borom kër seen i doom ñoom ñoo ci gën a sonn donc kooku Nations Unies moo ko def acte additionnel na aussi c'est un document purement africain ceci Sénégal bi nga xamante ni bi moom moo ñu financé nii ay coalition yi mu am au niveau de la sous-région ñoom ñoo mobilisé wu xool ne que naam protocole de Maputo mi ngi fi d'abord la charte africaine des droits de l'homme et des peuples mi ngi fi protocole de Maputo dafa ñëw xool ne que am na ay nemmeeku ñu ne am na ay manquement yooyu nag nañ ko jéem a compléter avec la spécificité africaine donc c'est un document purement africain bu intégrer suñu ay réalité donc ñu war ko xam mar ko ministre ñun acte additionnel également la même chose c'est un document purement africain de la CEDEAO donc document yooyu war nañ koo xam ndax ay jumtukaay la yoo xamante ni bii dafay jëriñ askan wi rawatina jigéen ñi waxuñ nan mooy xeexukaay la waaye nag kenn ku ci nekk war ngaa xam boo nekkee ci dëkk loi yi nga xamante ni bii ak convention yi nga xamante ni bii ña nga fa en faveur des femmes et en faveur des filles nga di ci jëfandikoo li waral jumtukaay yooyu nag moo di seetlu nañ ne néewal doole gi ñuy néewal doole jigéen ñi fenn dañ ko war a bàyyi loo gis nag kër yi tamit bu fa nekkee tamit nit ñi dañuy waxtaan am na ay charte yoo xam ne kër gu ne war na koo tëral ku def lii kat lii la ku def lii kat lii kat lii war nañ ko def lii waruñ koo def charte ak convention yi du demewul lenn du noonu rek la dëkk boo ca nekkee du loo neex nga def ca ndax sa liberté am na fu mu yem donc loolu moo tax ñu ne dañuy convention yi looloo ko tax a jóg charte yi looloo ko tax a jóg protocole yi également looloo ko tax a jóg nan la ñuy fexe ba suñu nekkin gën a ñoŋ kenn ku ci ne gis sa bopp ci ni ñuy dundee loolu rek la. yooyu ñetti document yooyu lañ fas yéene waxtaanee incha allah donc di ñaan yàlla nañ ko teewlu bu baax a baax ndax ñu amal njëriñ la ndax di nga dégg ñu ne jigéen kat li ween yi sëgee noonu la xel mi sëgee mais jigéen xelam sëgul xanaa kay ku ko bëgg mandargalee loolu waaye jigéen xelam sëgul donc yooyu ay wax la yoo xamante ni tey jii dafay tax jigéen ñi xool seen bopp ne ay xale lañ tudd waruñoo mën a agiral seen bopp waruñoo mën a réfléchiral seen bopp waruñoo mën a am yenn taxawaay te pourtant boo seetloo jigéen ñi fu ñu leen teg rek def nañ fa taxawaay boo xamante ni bii bu fa góor nekkoon du def lu toll ne lu ñu def donc war na ñu convention yi nga xamante ni bii loi yi nga xamante ni am nañ ko convention yi du moins protocole yi nga xamante ni dañ ko teg ngir dindi loolu dindi boddi bi ñu leen di boddi dindi mettital yi ñu leen di mettital jigéen ñi war nañ koo xam war ko mën a jëfandikoo yi tamit ci biir kër gi mais également ci biir àdduna ñu ngi jub ay élections locales heureusement bon c'est vraiment à l'honneur des femmes cette fois-ci quand même jigéen ñu baree bari ñu ngi président ñu ngi ci liste yi di xeex sax pour doon maire loolu lu am solo la bu jigéen ñi amee jàmm bu jigéen ñi faloo yaakaar naa ni li ñuy méttit yi ñuy àddina bi di méttit lu ci bare dana wàññeeku ndax loolu rek moo ko soxal donc loolu laa amoon ci lu may wax ne présenter terme de référence d'abord la table donc kii ci sama ndeyjoor kii la Albert Diatta la Ngoné Ngom madame Cissé moo topp ci man madame Sarr laa tudd Mariam Traoré Zeynab moo fas yéene waxtaan ak yéen ci wàllu protocole bi kii Ndeye Ngoné Coulibaly la Penda Ndiaye jóg na léegi waaye moom itam ci waxtaan bi la donc jërë ngeen jëf. dama rawatina nag moom si jigéen droit de la femme la WILDAF gën a liggéey maanaam di promouvoir droit de la femme si Afrique WILDAF peut-être ñu si bëri si yéen xam ngeen WILDAF parce que jot na def ay formation surtout ak AFDS am na ñu bëri ñu teew si salle bi jot nañoo bénéficier wu ay formation WILDAF Sénégal donc WILDAF Sénégal dafay liggéey si wàllum violence yi ñuy def ci femmes yi maanaam bundu xataal yi ñuy def femmes yi violence yi nga xam ne
femmes yeeg xale jigéen yi ñu ngi leen koy def. WILDAF dafa yëngatu aussi ci participation politique des femmes maanaam jigéen dafa war a toog ca fa ñuy nasaka ñoccee loolu WILDAF da ci yëngatu bu baax. ci wàllum accès des femmes au foncier aussi maanaam fexe ba jigéen jot suuf WILDAF da ciy yëngatu bu baax a baax. ci wàllum sécurité alimentaire femmes et sécurité alimentaire aussi WILDAF da ciy yëngatu. wàllum tamit boo gisee tey ñetti jumtukaay yi instrument juridique yi nga xam ne tey war nañ cee waxtaanee instrument juridique yooyu WILDAF am na wàll bu rëy rëy boo xam ne joué na ci. boo jëlee lu mel ne protocole de Maputo WILDAF Afrique moom moo ko porté woon ak Union africaine ñoom ñoo tëgg protocole de Maputo bi parce que dañu gis ne ba ñu defee charte africaine des droits de l'homme et des peuples dañ ci fàtte woon jigéen ñi looloo tax nag ñu indi protocole bi dolli ko ci mu nekk loo xam ne dafay ñëw mottali ak yelleefu jigéen ñi. boo jëlee acte additionnel bi tamit WILDAF joué na ci rôle bu mag a mag a mag présidente bi di Mariam Coulibaly bokk na ci ñi nga xam ne ñoo tëgg acte additionnel bi. résolution 1325 bi aussi nga xam ne ci wàllum tata wax na ko pour ñu mën a sóoraale jigéen ci wàllum loo xam ne jàmm la ak dëkk yi nga xam ne dafa am ay conflit yooyu ñu xool naka la ñu war a mën a protéger jigéen yooyu yëpp WILDAF bokk na ci coalition bi nga xam ne femme paix et sécurité WILDAF bokk na ci tamit. donc tey liñ fi indi mooy ñu wax laan leen parce que dañu seetlu ne instrument juridique yooyu yëpp réewu Sénégal daf ko signé ratifié ko sans réserve nag mais application yi dafa des ba pare ñu bëri ñi nekk ci population bi réeree nañu jumtukaay yooyu protocole de Maputo sax booy seet am na ñu ko xam mais xamuñoo la nekk ca biir. acte additionnel bi tamit kazalika ñu bëri daanaka xamuñu ko résolution 1325 aussi de même looloo tax tey ñu ñëw fii pour leeral leen pour ngeen xam kat lan moo wundu instrument juridique yooyu pour ëllëg kat su fekkee ci biir gox bi walla feneen sax am na jigéen yu ñuy bundu xataal walla am na fu ñuy nërmalee ak yelleefu jigéen yéen kat ngeen mun a sukkandiku ci instrument juridique yooyu ba mun a fexe jot seen ak seen yelleef. donc tey kii bi nu muy tëddee waxtaan bi nu muy tëddee tata wax na ko sànq dañuy soxna Zeynab mii nga xam ne mu ngi bokk AGS moom mooy secrétaire général AGS moom moo war a ñëw waxtaanal ñu ci protocole de Maputo bi wax contenu bi yan article am na ay article yoo xam ne ci la war a wax yi nga xam ne soxal na leen waa gox bi soxal na surtout article yi nga xam ne nag dafa nekk actualité donc dina ñëw wax ci article yooyu. buñ ci paree man war naa ñëw wax ak leen ci acte additionnel bi maanaam objectif yi ak historique bi fan la jóge donc dinaa leen wax ci acte additionnel bi suñ ci paree suñu naataangoo benn bokk organisation REXPECO nga xam ne ñoom ci loolu la ñuy yëngu ci wàllum paix moom tamit dina ñëw wax leen ci résolution 1325 lan moo ko tax a jóg. donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm mention spéciale nag à Tapenda ñu koy gërëm bu baax loolu sax laa waroon njëkkee. parce que fii nii Pikine moom moo ñu fi teewal WILDAF wax dëgg yàlla saay bu ñu amee activité fii Pikine da ciy sonn bay bëgg a dee donc ngeen tàcc ko ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. ndax xam nañu ne ñoo bokk waar wi ñuy def seen ndaje boole ñu si donc bi ñu ngoone woowee xëy na suñu rakk na fi sekk sax moo fi waroon ñëw waaye bi na fi gàntalee ñu bañ a neenal waa WILDAF ci laa ko ne kon bàyyil dinaa jéem a ñëw. lu mu xat-xat donc man maa ngi tudd Zeynab Kane di jàngalekatu université nekk ci kuréel di juriste tamit nekk ci kuréel gi ñuy wax association des femmes juristes xam naa di ngeen ko dégg nekk ci secrétaire général waaye tey nag damay waxee kàddu jàngalekat rek ci wàllu thème bi nga xam ne moom ngeen tànn muy protocole de Maputo waaye dama koy bëgg a wax ci waxin boo xam ne xam naa séeréer yi dinañ ko gën a dégg waxin bi mooy lan bu ñuy wax protocole du juriste bu ñuy wax protocole xëy na mën ngeen jàpp ne lu metti la mais dañuy jàpp rek ne xët la wala xaatim loo xam ne ay réew ñoo daje ñu tëgg ko ñu bind ñu ne ñun xaatim nañu lii tur bi nag lan moo tax mu xaw a jafee jàpp mooy Maputo dëkk la bu nekk ca dëkk bu réew mu ñuy wax Mozambique dëkk boobu lañ ko xaatimee buñ ko xaatimoon Dakar dañ naan protocole de Dakar buñ xaatimee Belgique dañ naan conférence de Belgique maanaam dëkk bi nga xam ne moom la ndaje ma amee woon rek dëkk ba day faf tudd tu xaatim ba day far sax tudd turu dëkk boobu
waaye protocole de Maputo jàpp leen rek ni dafa nekk loo xët la bu ñëw doon lekku ci li ñuy wax charte africaine des droits de l'homme et des peuples. charte africaine boobu nag bu njëkk ba OUA moo amoon mooy organisation de l'unité africaine ba tey Union africaine am. organisation de l'unité africaine dama leen di defal fi mu ne cosaanu protocole bi organisation de l'unité africaine OUA ba mu dajee en 1981 dafa adopté woon li ñuy wax charte africaine des droits de l'homme et des peuples ndax ñu bari dañu ne woon droit de l'homme kat dañ koo jéggaani nekkul loo xam ne yëfu Afrique la waa Afrique ne déedéet jéggaaniwuñu ko lu tax ndax ñun fii amoon nañ fi charte du Mandé en 1236 fii lu soriwul Sénégal dara charte du Mandé boobu lan la doon wax da doon wax naka la nit ñi di nekkee ci biir askan te ku nekk fonk sa morom buñ laajee suñu démb réew dañu gis ni ay xët amu fi woon bu may wax démb réew mi nag démb bu sori laay wax waaye dañ daan def ay cessez-le-feu ay pacte yoo xam ne ku ci nekk da koy respecté ñu ne charte africaine boobu lan mooy particularité am ñu ne convention internationale yépp dañu am rek convention internationale des droits de l'homme point waaye Afrique dafa wax charte africaine des droits de l'homme mu dolli ci et des peuples ñu ne lan moo waral loolu ñu ne ndax Afrique nekkul ay droits individuels kese maanaam Afrique dañuy dund nekkul l'individu kese mais c'est l'individu dans la société maanaam nekkul yow ci sa juggu bopp de kese mais yow ci sa juggu bopp waaye li nga xam ne noonu nga dëkkee ak sa askan noonu nga dëkkee ak sa waaso noonu nga dëkkee ak sa way ay jegeñaale loolu moom moo andi notion peuple ci charte africaine ci protocole de Maputo la ñu ne protocole de Maputo mooy lan ñu ne mooy li nga xam ne dañ ko xaatim jëmale ko ci sañ-sañ ak yelleefu jigéen waaye dollee ko nag ci lan ci charte africaine des droits de l'homme et des peuples ñu ne lu tax parce que jigéen ñi seen droit ak seen yelleef naam ñoom ak góor ñi ñoo bokk charte africaine waaye dañu nemmeeku woon ne 2003 lañ ko xaatim at yooyu li ñuy tuddee bundu xataal jigéen dafa bari woon ku wax décennie 90 wax décennie coup d'état en Afrique ku wax décennie 90 wax décennie boo xam ne pauvreté gënoon na bari waaye li ñuy wax VIH sida ci la gënoon sonal nit ñi parce que boobu maîtriser wuñ ko woon ñu ne nan la ñuy amee un instrument juridique boo xam ne dafay répondre aux préoccupations des femmes loolu moom moo tax ñu ni la charte africaine le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes tur bi moo gudd léegi ñu dàkkentalee ko rek dëkk bi nga xam ne moom lañ ko adopté moo tax ñuy wax ci gàttal protocole de Maputo tey nag du ma wax protocole bi yëpp dama siy jukki ñetti poñ yoo xam ni dafay mel ne sax dafa méngoo ak li xew ci jamono ji ci Sénégal bi si njëkk mooy article 6 bi moom la ñuy tuddee mariage xëy na damay tëb li ñuy tuddee dafa am concept clé ci protocole bi lan moo tax protocole bi gën a jóg ñu ne violence mais wolof day wax ni lu def waxu waaye luy ay di njàmbat mettital ku ne xam na ni bari na ci réew mi moo xam yi nëbbu la moo xam yi feeñ moo xam yi ñu wax la moo xam yi ñu waxul may profiter ci occasion bi di fàttali ne ñun ñëpp mën nañu nekk auteur violence benn bés dama bokkoon ci gëstu bi ñu ngi ko doon def ñu nag suñu naataango waa université Saint-Louis Gaston Berger ci laaj yi ñu doon laaj enquête yi ku ñu laaj rek dañ lay laaj bi est-ce que tu as été auteur de violence maanaam est-ce que mës ngaa def nit mettital ci saa si rek surtout bañ demee nag booru Fatick séeréer si ne déedéet mësuñoo def loolu après ñu laajaat la ne la est-ce que mës ngaa dóor nit ku ma tooñ kañ ba dóor la est-ce que mës ngaa saaga waaw mës ngaa tongoo waaw mës ngaa tuutal nit waaw mës ngaa ciifatu nit waaw kon kañ mës ngaa mettital li tax may wax loolu mooy à chaque fois dama naan ñun ñëpp on peut être potentiellement des auteurs de violence ku nekk na nattu boppam moom est-ce que mësul def nit lu metti ñu ne mettital mooy lépp looy teg nit te du coobareem moo xam da nga koy bundu xataal di bett ko mooy surprise wala menace xëxëtal ko wala sax nga di ko def par contrainte maanaam moom amul benn sañ-sañu bañ ndax da nga ko noot da nga ko ëpp doole wala dafa nekk ci sa kilifteef kon ñun ñëpp mën nañoo nekk auteuru violence ba tax na ku nekk bu mu xeeb boppam ci xeex bi na ne man nan lay daggee chaîne mettital bi nan lay def ba su ma daan dóore du ma dóore su ma daan xaste ma bàyyi xaste su ma daan saaga ma wàññi parce que saaga violence verbale code pénal daf ko incriminer code pénal dafa incriminer saaga léegoo-léeg sunu mbokk jigéen ñi nen saaga yoo xam ne da ngay jaaxle sax da nga naan ci man réew nga nekk yooyu yëpp ci xeetu mettital la li ñuy tuddee cycle de violence maanaam nit du tëb rek def nit dara
dañu naan loo boo gisee dara tax day fekk ni loolu la ñu tuddee en psychologie le cycle de la violence am na loo def après nga defaat ko leneen après nga defaat ko leneen après nga defaat ko leneen dañuy def ñun pratique judiciaire maanaam ñi am jafe-jafe ak yoon dañuy wax ak ñoom léegoo-léeg nit ñëw na la moom dafa jékki-jékki rek def ma lii mais boo dégloo ba ca biir boo continuer enquête bi di ko cautionner da ngay gis ne am na fu mu tàmbalee donc pour wax rek ni violence protocole bi dafa définir violence à l'égard des femmes mu définir beneen bi ñuy tuddee discrimination booboo gën a metti mooy lan mooy li ñuy wax boddeeku wante xeeb nit Sénégal nag dafa yomb xeeb nit ci waasoom xeeb nit ci am-amam xeeb nit ci kuréel gu mbokk xeeb nit ci nangam xeeb nit ci sàngam ku ne yaa ngi naan sa maama fi def lu ne wekk dëkk bu melee noonu ngeen baal ma nag si kàddu yi c'est assez critique waaye dëkk bu melee noonu xeeb discrimination day yomb ku ne jàpp nga ne ci waa lax yax bu rëy nga bokk kan moo bokk ci yax bu sew kuy nangoo bokk ci yax bu sew ku ne société bi dañ ko daan organiser noonu li ñuy fàtte mooy stratification sociale dafa amoon objet bu ko tax a jóg man dafa am lu ko taxoon a jóg mais nekkul tey ci jamono boo xam ne nekkuñu si jamono boo xam ne nit mën na xeeb nit ci fa mu dëkk wala fa mu jógee pratique néfaste mooy li ñuy tuddee ci pratique néfaste yi yenn xeeti aada yi nga xam ne dafay lor doomu aadama ci yenn xeetu aada yi lor doomu aadama xëy na sax boo tukkee ci sous-région bi di nga ne Sénégal kat ñu ndekete civilisé nañu ndax di nga gis yenn xeetu aada yoo xam ne ñu di ko def jigéen ñi wala xale yu jigéen ñi wala ba si xale yu góor yi danga naan lii naka la mën a nekkee wala sax ba si biir réew mi di nga gis yenn xeetu aada yoo xam ne dañ naan est-ce que ñun ci même réew bi lañ même réew bi la ñu bokk donc ñetti yooyu mooy yi nga xam ne protocole bi wax na ko mooy violence métital discrimination wàllu boddeeku ak pratique néfaste maanaam yenn jëfin yi nga xamante ne dafay lor doomu aadama ñetti waxoon naa sànq ne si ñetti poñ la ñuy samp waxtaan bi ñetti poñ yi ñuy samp waxtaan bi bu si njëkk mooy la ñuy tuddee mariage ngeen baal ma nag xam naa suñu yaay yi ak suñu tante yi ak suñu sœur yi duñu toog ñuy wax waxu sëy ndax liñ naan am na lu mag ñi ñoo ñu gën a xam sëy waaye ñun bu ñuy wax sëy bi tey xëy na façon bi ñuy waxee sëy tey ak façon bi ñuy waxee sëy ci askan bi peut-être mën na wuute nekkuñu di jàngale lan mooy sëy mais dañuy wax code bi lan la jàpp protocole de Maputo lan la jàpp ne moom mooy sëy bu si njëkk li ma doon bëgg a fàttali rek mooy protocole bi buy wax nekkul ñun doomu nit yi lay waxal mais day wax ak état yi nguur yi nga xam ne ñoom ñoo signé danaan yéen nguur mu ngeen ñibbee seen dëkk ngeen jël dogal yoo xam ni lii ak lii doot faam wala lii ak lii dina gën a yomb ci askan bi protocole bi article 6 dafa wax ni tey bu ngeen delloo da ngeen war a jël ay loi maanaam ay comme lu mel ne code de la famille wala code de la sécurité sociale yoo xam ni moo leen di permettre ba tey benn sëy duñ ko takk sans le consentement libre et plein des deux époux maanaam kenn du takk sëy lu dul ni ñaar ñi nga xam ne ñooy ñaar yi ñu war a maye ñaari way dencante d'accorduñu si buñ ko doon natt si diine l'islam biñ gën a xam loolu la diine wax kenn du maye nit ci sëy te moom àndu ci sans le consentement baatu consentement bi buñ ko xoolee xëy na sax Dakar tane na mais ci yenn dëkk yi da ngay gis rek xale day wàcc école rek ñu ne may nañu la borom kër wala xale bu góor ñëw rek yaay ji xool kenn koo xam ne kalaasu kumba ndaw gi kii kat xale bu baax la nangoo liggéey mu jële ko dëkk ba ne takkal naa la sama doom fekk doomam bu góor sax xëy na bëggul xale ba mais moom lu ko noppal ak lu ko mën a tax muy dem ci nattam yi ci tuur yi mu ne jël doomu mbokkam ca dëkk ba andi ko non pas pour que mooy ko doomam mais da koy teg ci kër gi rek pour kooku di ko liggéeyal mu ne may naa la sama doom protocole bi nee na consentement libre et plein la ñu war a def beneen bi mu ni âge u sëy âge minimum maanaam xale bu ñu ko war a maye protocole bi nee na fukki at ak juróom-ñett foofu naa si taxaw tuuti ndax suñu code de la famille Sénégal article 111 dafa ni l'âge légal du mariage est de 16 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon bu góor bi xale bu góor bi fukki at ak juróom-ñett la mën a am soxna xale bu jigéen bi fukki at ak juróom-ñett lañ ko war a may borom kër waaye ci législation nationale maanaam suñu code de la famille Sénégal nee na xale bu jigéen balaa nga koy mayee mu am fukki at ak juróom benn wala mu am la ñuy tuddee dispense d'âge maanaam nga dem ñaanal ko kayit ci tribunal pour wane ni mën nga ko may mu sëy beneen bi nga xam ne ci article 6 bi bëggoon naa ci taxaw tuuti te mu andi woon ñu tax nag à Thiès maa ngi fàttaliku yàgg na tuuti dans les années 2015 ñu la def përëm bu xaw a mat ñu daal di wax la monogamie est encouragée
ah ñii di waxtaan ah tata nee na am na ñuy waxtaan fi bruit de fond est-ce que du seen présidente bi mooy kii mooy mais ça ne gêne pas ok très bien ñu déglu waaw ma jox la nga wax. ñoo ngi jégaluwaat li nga xam ne moom laa doon bëgg a wax sànq mooy affaire monogamie nag bu ñu ko déggee moom mooy li nga xam ne sëyu benn soxna waxuma ko de protocole bi moo ko wax nee na monogamie la ñu encouragé comme forme privilégiée de régime matrimonial maanaam daal dañuy encouragé Afrique ñu def ko waxul ne nañ ko def mais dañuy encouragé ma nettali tuuti rek 2015 2016 ñu doon def Thiès forum bu mag bi ñu waxee monogamie est encouragé sunu tante maître Nafissatou Diouf moo doon def forum bi comme ni may defee ni tey rek daana fi wax li ma wax nii monogamie est encouragé comme forme préférée du mariage ndekete ñaareel yaa fa toog ñaareel ne hee ñun d'accord ñu mu ne leen du samay wax waaye mën nañ fexe ba déglu ko naan ko d'accord ñu ba léegi rek ñun ay ñaareel lañ donc li ma bëgg a wax foofu rek mooy donc monogamie bi loolu la protocole bi wax après mu wax tamit loo xam ne dinaa ci taxaw tuuti mooy enregistrage pour être reconnu légalement doit être conclu écrit et enregistré conformément à la législation nationale maanaam mariage bu nekk rek dañ ko war a def donc li nga koy nuyu di ko sargal di ko delloo wàccuwaayam donc li ngi yemoon si wàllu donc article 6 bi nga xam ne moom mooy wax ci disposition mariage maa war a taxaw fenn rek foo xam ne mooy wàllu déclaration mariage yi réew mi ñu bëri fulaaluñu certificat de mariage dañuy jàpp rek ne certificat de mariage amul njariñ wala boo ko defee sax surtout sunu mbokku góor yu bari dañuy jàpp ne sa jabar boo ko defalee mariage bi subaa bu la bëggee yóbbu tribunal da lay yóbbu tribunal facilement ma fàttali leen ne leen même bu deful mariage sax mariage dañ ko war a déclarer comme ni ñuy déclarer naissance parce que acte la dañ ko war a déclarer képp ko amul kayitu sëy wala nga jege koo xam ne surtout que yéen ay leader d'opinion ñoo fi gën a toog njaboot joo xam ne amuñu kayitu sëy mën nañ dem ut kayitu sëy boobu li muy mën a faj moo ëpp li mu mën a yàq sax amul dara lu muy yàq ay njariñ rek moo si nekk li tax may wax loolu mooy ki nga xam ne amul sax kayitu sëy te bëgg a dem tribunal bu ñëwee tribunal ñun dañ koy defal procédure de déclaration tardive day am kayitu sëy donc mu am ko ci nii wala mu am ko ci teel moo gën mu dem ba nekk ci jafe-jafe kenn ñaanu ko yàlla bu nekkee ci jafe-jafe tam foofu mu am ko parce que am na lu ñuy tuddee procédure de déclaration tardive de mariage donc xale buñ ci mayee bu amee donc fii diggante maye bi ba juróom-benn weer ci législation Sénégal yoon may na ko mu déclarer sëy bi ci officier d'état civil mu andi ñaari seede jëkkër ji andi ñaari seede ñu discuter seen régime matrimonial yi ñu bëgg a tànn ñu defal leen kayitu mariage bu weesoo juróom-benn weer nag procédure bu gudd lay doon day nekk procédure boo xam ne li ñu tuddee procédure de déclaration tardive donc beneen bi si des xëy na ci wàllu mariage bi mën naa wax ni mën naa fayam wala ma dugalaat benn rek mooy tey ci wàllu contribution wu intérêt sauvegarde intérêt de la famille et la protection de leurs enfants maanaam ñaari way dencante yi dañu war a jàppalante ci lan ci njariñu kër gi dañu war a jàppalante aussi ci njariñu xale yi loolu su ma koy wax ci droit national droit sénégalais dañuy wax article 277 code de la famille day wax li ñuy tuddee wala sax 145 moo gën a yey moom la ñuy wax obligation de secours et d'assistance maanaam ñaari way dencante dañoo war a nekk ñoo xam ne dañuy gën a jàppalante ku ne dafay jàppale ci sa morom donc loolu moo doon wàllu jëm ci wàllu article 6 bi donc deuxième waxoon naa leen ñetti poñ la ñuy samp waxtaan bi wàllu sëy bi gannaaw bu ñu fàttalee sëy ni ñu ko tuddee ci droit institution le mariage est une institution en droit surtout en droit sénégalais protocole bi wax ni nañu def le consentement plein et libre des époux encourager monogamie comme régime matrimonial protocole bi en waxaat aussi obligation de secours et d'assistance entre les époux mais surtout mu wax la protection donc des enfants dans le cadre familial léegi nag dañuy wax ci beneen disposition boo xam ni moom la ñu tuddee article 9 article 9 bi day wax droit à la de participation au processus politique et à la prise de décision ñun bu ñuy layal loi sur la parité nga xam ni loi la bu jafe wax ci réew mi dañu naan sonnatuñu léegi ndax bañ amee protocole de Maputo ba léegi li ñuy tuddee en droit base légale bi day yomb protocole de Maputo moom moo njëkk a utiliser dans le langage du droit le mot paritaire donte parité existe na en français
mais dans le droit surtout dans le droit contemporain protocole Maputo bi moo njëkk a wax ni état yi dañoo war a jël ay législation yu paritaire parité nag bu ñu koy wax waxuñu yemale góor ak jigéen déedéet suñu parité bi ñun xam nga lu mu tekki mooy bépp jongante buy amati te muy jongante liste li mu góor bi ak li mu jigéen bi nañ tolloo ci liste bi loolu la loi bi wax la parité absolue homme-femme est instituée dans toutes les assemblées électives et semi-électives loolu moom mooy suñu parité protocole bi nag ne les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination maanaam jigéen ñi dañoo war a bokk ci bépp jongante politique te kenn bañ leen a botti boo laajee démb réew mi jigéen ñi yàgg nañu bokk ci jongante politique jigéen ñi yàgg nañ sax jiite moo xam da ngay dem waalo wax jëmbat mboj moo xam da ngay dem waalo wax ndate yàlla moo xam da ngay dem Casamance wax Aline Sitoé moo xam sax da ngay ñëw ci histoire politique récente bi nga xam ne da ngay wax Soukeyna Konaté na mu toppee woon Lamine Koura Gueye da ngay wax Adja Aram Diène dans les années 90 maanaam Sénégal jigéen ñi mësuñoo des ginnaaw ci géewu politique bi donc ñu ne protocole bi nee na les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux dans les processus électoraux maanaam jigéen ñi nekk ci processus yëpp mais boo xoolee réew mi jigéen ñi du ñu nekk ci processus yëpp jigéen ñi fi ñu nekk mooy presque ca fi nga xam ne moom mooy folklore bi ngeen baal ma bu ñu waree sol yére nuróole bu ñu waree dugg kaar bu ñu waree tàccu fa la jigéen ñi léegi nag dañoo bëgg yëf yi changé jigéen ñi duñ sawaree foofu rek waaye dinañ sawaree ci dugg ci langue politique mais bu ñuy dugg ñoom dañoo war a andi plus-value ñu mën a def politique autrement bu ñu yegsee du nekkati rek ñëw leen yéen sama militant mais jox seen militant yi seen dignité humaine waaye tamit militant yi nekk ñoo xamante ne dañuy ànd ak ñoom ci ngor ñoom tam ñu ànd ak ñoom ci ngor ñu ne état yi dañoo war a bokk ci ñi nga xamante ne moom la ñu tuddee une représentation significative bu ñuy wax représentation significative des femmes nag mooy jigéen ñi teew ci teew boo xam ne teew bu matale la waaye teew bu am fulla ak teew bu am fayda nekkul rek teew ma ne damaa demoon rek di teew ndax di woo ma yóbbaale Adja Faatoo ma ne woon naa ñëw ma ñëw rek toog waaye du déedéet damay ñëw toog xam lañ fay wax ak lañ fay def su ma ñibbee mën a wax sama gox man fa ma demoon kat demoo woon rek pour tàccu damaa demoon ngir déglu waaye damaa demoon ngir taataan pour suba mu mën a amal sama gox njariñ donc représentation bu am fulla boobu la protocole bi wax beneen bi ci des nga xam ne mën nañ ko wax mooy tey à tous les niveaux de la prise de décision maanaam décision fu ñu koy jëlee fépp fu ñuy jëlee dogal rek jëlukaayu dogal yi nag nekkul instance politique yi rek ba ci kër gi institution la donc mën na nekk ci association bi mën na nekk ci association quartier yi mën na nekk ci conseil de quartier maanaam fépp koo xamante ne dañ fay jëlee dogal boo xam ne dafay am njeexital ci askan bi rek jigéen ñi war nañ ci teew war nañ ci dugal seen loxo ñu war a gis ne nag ku nekk mën na xalaataat tey taxawaayam si goxam ak taxawaayam ci réew mi nga xam ne souvent jigéen ñi du fépp fañ leen di wax dañ leen di ne rek indi leen seen carte d'identité dañuy defar liste ñu joxe xamuñ sax seen position ci liste bi fan la nekk indi leen suñu leader nee na ñu ñëw seen leader moo leen woo rek dañuy ñëw toog parce que seen leader moo leen woo la seen leader di def yenn saa yi duñ ko xam la muy wax yenn saa yi duñ ko xam mais li leen di amal mooy li ñuy tuddee le contrat social boobu nekkul loo xam ne lu leer la donc beneen bi nga xam ne waxoon naa ci ñetti poñ lañ koy samp boobu aussi lu ñu yitteel la mooy droit à l'éducation et à la formation ku ne xam na ni xam-xam moo tëye àddina coow li muy bari xam-xam moo tëye àddina njàng am solo suñu réew dafa am jéego yu am solo yu mu def ca démb ba ñu bari suñu maam yi dafa am benn maam boo xam danaan ma man su ma jàngoon école toj réew mi parce que ba ñuy dugal école en 1900 xaw ma ñaata nee na 45 nee na mu ni yaayam ni ko doo mën a dem danga yow dangaa mën a bale lool mën a togg doo mën a jàng ay magam yu góor jàng ca temps colonisation waaye moom dafa yeewu woon yàlla may ko xel benn bés ma koy posé ay question ba sonn mu ne ma donc man damaa jàngul rek sama sët su ma jàngoon toj réew mi donc pour wane ne njàngum jigéen bu njëkk ba fulaaluñ ko woon mais da ngay gis ni droit la nit ñi mënee dugal xale bu góor dugal xale bu jigéen léegi nag Sénégal dafa am jéego bu am solo bu mu am moom la ñuy tuddee dans les spécialistes de l'éducation di wax le taux brut de scolarisation TBS léegi c'est largement en faveur des filles xam nga fan la coow lu nekk mooy taux de maintien ak taux de transition maanaam xale bu ñu dem secondaire jóge secondaire war a dem moyen foofu xale jigéen yu bari di bàyyee ndax lan sëy nañ ndax lan découragé nañ ndax lan violence ndax lan jànkatu biir bari boo xam ne talatuñu njàng surtout nag les réseaux sociaux léegi ne plaident pas en faveur d'une éducation
ñun ñuy jàngale université xam nañ ci tuuti da ngay gis xale yoo xam ne seen bopp yi pratiquement lu bari nekku si ngeen baal ma mais réalité la lu bari nekku si ñu bëri ils sont absorbés par les réseaux sociaux. ku ci nekk souvent damay tooñ étudiants yi ne leen ku nekk na ma wax temps bi muy def ak portable am ci réseaux sociaux yi ak temps bi muy def ak sunu exercice droit yi su ma waxee ñaar mën a wax ba résultat lay am à la fin de l'année dama leen di tooñ rek mais damay ci profité waale pour di leen sensibiliser ne leen en tout cas loolu donc njàngum jigéen protocole bi nee na droit à l'éducation et à la formation éducation bi nag bu ñu koy wax éducation ñu ne état dafa war a jël lépp loo xamante ne moom mooy ay mesures maanaam ay dogal pour favoriser li ñuy tuddee donc njàng mais éliminer toute forme de discrimination Sénégal nag am na jéego yu mu am ci wàllu taux bi mais am na sax législation réew mi dafa adopté loi bu ñuy tuddee la loi sur l'obligation scolaire de 10 ans du cycle fondamental loolu moo tax ba léegi dans les écoles publiques xale yi duñu leen renvoyer xale yi dañuy am si dañu war a def 6 ans de cycle fondamental bokk na ci processus boobu li tax ñu supprimer entrée en 6e bi def ko CFEE parce que dañu ne xale bi dafa war a def 6 ans primaire def 4 ans collège mooy cycle fondamental loolu la loi sur l'obligation scolaire wax Sénégal jëlaat beneen mesure bu am doole en 2006 mu ni léegi dafa ministre bi signé circulaire sur les grossesses d'élèves bu njëkkaan xale bu jigéen buy jàng su ëmbee dañ koy dàq xëy na moroomam xale bu góor sax moo ko ëmbal ngeen baal ma ci kàddu bi maanaam bu wàccee yoon bu amee grossesse non désirée xale bu góor bi ko mën naam xale bu góor bi def ëmb bi mi ngi ci école bi mais kenn du ko dàq mais xale bu jigéen bu ëmb rek dañ koy dàq parce que dañ daan bañ mu daal di influencer yeneen xale jigéen léegi nag loi sur obligation scolaire bi ne soit dit loi sur circulaire sur les grossesses d'élèves nii xale bu jigéen bi kenn du ko dàq mais bu demee ba yàlla may ko boppam ba mu am doom bu delsee ci école bi mën nañ ko réintégrer waat donc loolu aussi yu am solo la ay mesures yoo xam ne état du Sénégal jël ko donc boo leen xoolee damay wax protocole bi wax comment l'état a pu transposer le protocole dans la législation nationale ñu ne les petites filles dañ leen war a protéger contre toute forme d'abus fii dinaa ci taxaw tuuti y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques maanaam dañoo war a protéger ndaw ñi rawatina xale jigéen yi ndaw yi ci école yi contre lan abus sexuel maanaam mooy xeetu siif yi nga xam ne moom moo am ci réew mi xeetu mettital yi nga xam ne moom moo am ci réew mi sànq ki doon ubbi waxtaan bi naam seen présidente bi la nee na da ngeen di dégg rek loi sur la criminalisation du viol te xamu leen lan la ma bëgg a taxaw tuuti wax leen ni leen abus dafa bari ci réew mi léegi ku yëg ak ku yëgul ñun chaque jour ñu am ay cas yoo xam ne xamuñu sax c'est dans ci dëkk boo xam ne xale yi dañuy waxtaanee ci école yi not sexuellement transmissible ngeen baal ma xal dëkk boo xam ne dañ fay wax promotion canapé dëkk boo xam ne on est dans une société boo xam ne les gens peuvent être tentés de banaliser le phénomène alors que en réalité abus yoon daf ko xam ne loi bi ñuy wax loi bi 2020 lañ ko adopté ñun bokk nañ ci kuréel yi nga xam ne ñoo dooleeloon nañu nguur ba mu adopté loi boobu sur la criminalisation du viol il y a juste 5 jours dañ doon def assise sur la loi sur la portant criminalisation du viol et de la pédophilie ñun ak beaucoup d'autres autorités judiciaires y compris l'UMS y compris d'autres sensibilités ñuy liggéey ci loi bi ba ci au commandement de mais liñ ci nemmeeku mooy loi bi ba mu amee ba léegi am na lu wàññeeku mais am na lu yokk ñi xam loi bi xam nañ ne léegi kat siif bu amee nit ki mën nañ ko tëj giiru dundam waaye nan la ñuy def li olof di wax xotteeku balaa ngaa lakkale nan la ñuy def ba siif wàññeeku fi wala siif jeex ci réew loolu yéen yaay yi da ngeen ci am taxawaay bu am solo taxawaay bi mooy nan la ñuy naxtaanee ak xale jigéen ñi bañ a bëgg péex rek ne xale bi demal fooy ci sa moroom yi demal toog ci mbedd ma fii daa tàng demal gungeel ma diw demal def lii xale bi du am surveillance défaut de surveillance wala yenn saa yi xale bi duñ ko informer ci wàllu sexualité duñ ko wax ni ko yow kat yaa ngi mat ci xale na nga xool sa bopp na nga moytu boo ñëwee nga waxtaan cas yu bari day am xale yi duñu teel a dénoncer te bu ñu teelulee dénoncer prise en charge bi du mën a am maanaam bu ñu waxul teelul wax ne siif nañ ma wala àgg nañ sama kaw même bu ñu demee ba ci diggu procès bi sax dañuy def procès rek mais dañuy xam ni matérialité fait bi duñ ko mën a jot maanaam duñ am preuve te droit ci preuve lay liggéey soo amulee preuve doo mën a condamné te soo condamné wul dañ naan siif na ba pare waaye dañ koo dugal kaso rek génnewaat ko danañ ko génnewaat parce que la tax ñu war koo dugal lañ amul loolu moo tax ñuy wax xool amuñu sax sanction bi donc phénomène bi day nekk loo xam ne lu banal di leen invité aussi ñu gën a bàyyee xel njaboot gi ci wàllu koom
tey ñu bari dañuy wax autonomisation mooy lan mooy may jigéen ñi xam-xam may leen xare xoolee bu njëkk ba jigéen daaw sol soldat biñ commencé femmes yi di commencé intégrer armée nekk en 2006 léegi jigéen ñi di doog a dugg armée métier yu bari dañu jàppoon ne c'est des domaines réservés aux hommes donc loolu discrimination la yoo xam ne état yu mel ne état Sénégal levé nañ ko ba tey en matière d'emploi amatul benn loo xamante ne nii ba ci industrie extractive yi jigéen ñi li ñuy liggéey loolu la góor ñi di liggéey wala góor ñi li ñuy liggéey loolu la jigéen ñi di liggéey defe naa loolu laa doon bëgg a jukki comme li ñuy wax ci olof li ci ñu xaju ci cin bi am na yu desoon mais mën nañu yemale bu fii waxtaan bi di leen gërëm di leen sant di jégaluwaat bu baax a baax amee ay kàddu yu ñagas ñu ci jégalu jërë ngeen waxtaan bu am solo bu ñu fi defoon ci wàllu jàmm ak jeunes yeeg yooyu noonu tey nag yàlla boolewaat nañu aussi ñu ñëwaat fi fekk leen fi pour waxtaan ak yéen ci wàllu àq ak yelleefu jigéen donc man nag liñ ma santoon mooy ma yombal waxtaan bi maanaam bu ñuy defee seen présentation yépp man ma mun a tënk li ñu wax ak aussi laaj leen yéen ndax am ngeen loo xamante ne da ngeen koy laaj comme question ñi nga xam ne ñoo wax ak aussi la ngeen xam comme suggestion wala contribution bu ngeen bëgg a def ci wàllu li nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee donc man c'est Ngoné Ngom madame Cissé nekk membre WILDAF di vraiment gërëm ak sant sunu yaay yi Ta Mariam Sarr Ta Mariam Traoré madame Sarr di ko gërëm vraiment ci gunge bi mais jéngu moom mooy def liggéey bi ci war yëpp ma bëggoon yéen ñëpp ngeen tàccul mu ko bu baax a baax a baax a baax ak leen ko bu baax a baax a baax donc bu ñu dellu si un tout petit peu ci li nga xam ni Zeynab Kane docteur man nag membre AGS laa woon nan la sosoo ñuy leeralaat Ndeye Ngoné revenir na ci WILDAF ni mu defee réunion boo xamante ne ni dafa demander à ce que ñu élaborer un protocole boo xamante ne ni maanaam xaatim boo xamante ne ni dafay jël en compte li nga xam ne mooy ak yelleefu jigéen ndax ba ñu defee woon charte des droits de l'homme et des peuples bi gisuñu ci woon seen bopp trop donc lii nii mooy jumtuwaay bi nga xam ne jigéen ñi am nañ ko jumtuwaay la boo xamante ne jigéen ñi am nañ ko mais du jumtuwaayu xeexukaay jumtuwaay la boo xamante ne ni xam-xam la ñuy jële pour ñu xam yan yoon la ñuy mën a jaar pour boo xamante ne ni dañoo nan lañ koy waxee dañoo yàq suñuy droit wala dañoo def loo xamante ne ni méngoowul ak suñu ak ay yelleef donc li mu njëkk a def mooy dafa def ci 3 points te xam ni loo xamante ne li lu intéressé la jigéen ñi fi toog tey muy wàllu violence muy wàllu discrimination maanaam bedd bi muy wàllu aussi li nga xam ne mooy pratique yi nga xam ne ñu koy def ci jigéen te vraiment protocole bi jël ko en charge wax ci exactement ci dul yoon donc bu ñu demee ci violence bi man duma kii ci tuuti ci mariage bi c'est important parce que du lu ñuy faral di waxtaanee mais jigéen ñi tey jii nii war nañoo toll foo xamante ne ci mariage luy même bu dee benn yoon la ñu dem déclarer seen mariage loolu c'est quelque chose d'important parce que sëy boo xamante ne ni dañ ci dugg war nga koo am këyitam comme ni xale bu juddoo bi war a fonctionner après pour nekk mag war na mën a am extrait de naissance loolu mbiru jigéen la jigéen moo ci war a gën a taxaw parce que lay metti après ci moom lay mettiwee ndax boo bëggee tey jii nii génn ci sa sëy ñaanaluñ ko kenn boo demee ba amul foo jaar dañ naan lan ani sa certificat de mariage boobu tey boo ko yorulee dana am leneen loo xamante ne nii dina la ko indil ci ay problème donc loolu mooy li nga xam ne bëgg nañ góor ñi jigéen ñi di ci gën a góorgóorlu li ci toppaat aussi mooy participation au processus politique et prise de décision WILDAF mi ngi ciy def liggéey bu mag a mag maanaam participation effective des femmes ci li nga xam ne mooy processus politique bi la li Zeynab wax mooy jigéen ñi gis nañ leen ci dugg ci njeganjaay bi nduróole tàccu fecc mais am na foo xamante ne ni war nañ faa gën a mun a taxawee maanaam taxaw bu am solo boo xamante ne dañ ko war a taxaw bu am njeexital ci askan bi parce que ni ngeen di def nii am ay association ku ci ne tey jii nii am nga taxawaay boo xamante ne ci sa gox war ngaa mën a dugg ci prise de décision bi ndax boo fa duggee xëy amaana di nga fa liggéey loo xamante ne keneen ka fa nekk sax du ko fa def donc ñuy encourager
jigéen ñi ñuy dugg bu baax ci li nga xam ne mooy politique bi taxawee fa taxaw bu rafet nag taxaw boo xamante ne du question la jigéen laa rek damay dem dañ may jàppale mais da nga fay taxaw boo xamante ne c'est pour vraiment jàppale askan bi ndax li ñuy wax naan jigéen ni muy lijjantee kër gi noonu la mun a réglé wee quartier bi noonu la mun a réglé wee koñ bi noonu la mun a réglé wee cité bi région bi donc ñun wóolu nañ ni jigéen am na ay compétences wala ay capacités yi nga xam ni moo koy permettre liggéey boobu mu def ko. beneen bi mu laal bu baax a baax muy droit à l'éducation et à la formation xam-xam dafa am solo ndax jàng bi ñuy def école ñun instruction lañ koy wax mais xam-xam ak yar dafa am solo xam-xam ak yar dafa am solo surtout ci jamono bi ñu toll nii dafa am solo parce que pour nga mun a bokk pour nga mun a wax pour nga mun a def il faut nga xam exactement li nga xam ni moom mooy te loolu li la koy mooy xam-xam ba nga xam ni am nga ko donc loolu mooy li nga xam ni dañ ci encouragé waa jigéen ñi ñu ciy gën a gëstu xam-xam bi du dem école mais am na xëy na leneen loo xamante ne mun nañ ko jàng lu lay permettre vraiment nga am loo xamante ne ni mooy bagage intellectuel laa koy waxee bu lay permettre nga mun a défendre say droits parce que li may wax xam-xam boobu ci ngay xamee say droits mais ci ngay mën a défendre aussi sa bopp parce que nul n'est censé ignorer la loi mais aussi nul ne peut défendre ses droits que soi-même maanaam yow mi nga xam ne yow la ñu yàq say droits wala yow la ñu tooñ wala yow la ñu def dara yow rek yaa mën a défendre sa bopp yow yaa mën a wax loo xamante ne moom nga dund ci li nga xam ne moom la ñu la def ci sa ak ay yelleef donc loolu moo tax ñuy soññ jigéen ñi pour ñuy gën a góorgóorlu ci seen wàll boobu noonu maanaam utum xam-xam bi. beneen bi ci topp muy article 13 bi muy autonomisation de la femme donc muy loo xamante ne aussi instant bi nii defe naa ni ñun ñëpp ñoo ko xamandoo jigéen ñaa ngi ci bay seen waar bu baax a baax a baax ndax dooleel jigéen loo xamante ne nii WILDAF mi ngi koy def ak vraiment di ko def ci ay à travers des projets bu projet yoo xamante ne Pikine sax jaaroon na si donc mu nekk loo xamante ne ni vraiment waa Pikine si yéen di bopp gis nañ ci seen bopp ndax xam nañ solo bi mu am ci ñoom donc autonomisation de la femme mooy ponk boo xamante ne ni moom la jeexalee wax ci aussi ci wàllu emploi maanaam accès bi ñun ñëpp ñu dem xëyandoo ni jigéen mën a xëyee dem uti ji liggéey noonu la jigéen aussi war a xëyee dem uti ji liggéey te bu ñu demee ci liggéeyukaay bi aussi ba tolloo la leen ndax bu ñu nee ku jigéen kii nii mooy chargé de programme bi am góor bu nekk chargé de programme ñoom ñaar ñoo war a tolloo salaire ñoom ñaar ñoo war a tolloo ay avantages ñoom ñaar ñoo war a tolloo ni ñuy liggéeyee donc mu nekk ay aspects yoo xamante ne nii jël na ko ci protocole bi ndax protocole bi mi ngi am presque 32 articles mais dafa jàpp ne yii mooy yi nga xam ni moo soxal vraiment jigéenu Sénégal ci jamono yuñ toll nii moo tax ñu bëgg ko partager ak yéen donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax professeur di leen sànni kàddu bi pour vraiment ci li mu jot a wax ndax am ngeen ci ay question ak ay leeral yu ngeen bëgg a def ndax question rek laaj mun naa mais xëy na tamit am na ku ci bëgg a def contribution boo xamante ne ni ñi fi toog ñëpp tey jii dinañ ko jariñoo est-ce que mënuñu def tout lan lay jëriñ li ma doon participer rek li nga wax ci violence yi viol fait aux femmes bi ñun war nañoo jàppale suñu doom yi ñun loolu moo gën a manqué ci suñu xale yi bien ñu ngi ci ñuy waxtaan ak suñu doom yi ci affaire sexualité ñun am nañu complexe boobu ñun sénégalais loolu ba léegi dafay nekk sujet tabou dañoo am complexe boobu moo tax li ñuy wax bu suñu doom yi xamulee dem ci seen maam Google loolu moo fi am xale bi boo ciy woo di ko wax lu ndaw sax mu ne la moom man xam naa ko ba pare dafa koy xamul dara ci internet bi dañu la koy jëlee ñaareel bi li nga wax ci violence jigéen ñi encore seen comportement seen solo nee nañu solo bi du ci dara mais solo bi ça joue quelque chose am na ci part de responsabilité seen solo yi lenn tamit bu njëkk ba ñu bàyyi comme tey jii ñu dëkkee si koñ ku ci nekk sa doom war ngaa permettre sa dëkkandoo mu am baat ci sa doom bu njëkk ba loolu moo ñu doon rëccal mais léegi loolu amatul buy wax ci doomu jàmbur ñu ne la xanaa gisul doomam war nañoo bàyyi ñun yaay yi ñuy bàyyi suñu morom yi ñuy am baat ci suñu doom yi
di rëccantul suñu doom yi di defar suñu doom yi mais ñun loolu léegi nangootuñu ko loolu tamit day joué ci xale yi soo noonu soo ko waxee sax mu naan la mu xool ko xeeru la dem yoonam ba prochaine fois soo ko gisee mu nekk ci leneen sax yow dootoo amati courage pour wax ko dara li koy wax toujours ci intérêt mu lay doon ñun yaay yi nañuy seet loolu ni ñuy dëkkee ci koñ yi ni rafetloo entre ñun nañ koy jéem a di ko rafet ak sunu doom yi di bàyyi sunu morom yi ñu mën a yedd sunu doom yi loolu tamit am na importance. loolu en plus si tur ferñeent ñu teew fi kontaan lool si jotaay bi di nuyu ñi fi teew ñëpp jël ngërëm ak cant bi tax ñu teew fi nag Penda Ndiaye ak Mariane Terson décoration suñu tëgg ñu tudd sax suñu bopp galerie bi nuyu au passage sama turandoo Seyna Omar fii di suñu doyen si complexe bi di ndox bu baax bi daf seen taxawaay dégg nañ bu baax fi ngeen waxee rafetlu nañ ko kontaan nañ membre yi di ñi nga xam ne ñoo koy jiitu AFD agence développement ay partenaires la ak ñoom lu ñu am si cérémonie dañ leen si woo benn bi tamit dama xalaatoon lii ngeen di wax nii les artistes am na ay messages yu baax yu mën a jàllale lu jëm si wàllu violence faite aux femmes dara mënul dox si àdduna si kaw et associé aussi les artistes ndax artistes am na touche wax am na touche tab am na touche décoration yi nga xam boo xoolee c'est un message déjà qui parle kon lépp luy dox si àdduna artiste am na si benn touche franchement si cadre ngeen waxee si xam-xam dëgg ngeen ko waxee ndax forum lu toll nii forum bu am Maputo ay borom xam-xam dañ ko tënk dara loolu lu fay génn lu nekk lu ñu càmbar la lu ñu saytu la kon gox yooyu ñu ngeen ne teewal rawatina fii si biir Sénégal ëpp na si àdduna ba ñuy teewal si béréb yooyu kon protocole de Banjul waaye protocole boobu daf ci am solo